nee na bi ma joxee léegi exemple bi nga xamante ni moo am Grand Yoff wax naa ci côté gi am na yeneen nit yoo xamante ni jàpp nañ leen ñu doon def lu ni mel mais xëy na sax population bi yëgu ko loolu li muy firndeel rek mooy lu ci bari niñ koy présenté ci presse bi wala rythme bi nga xamante ni tey information noonu lay doxee nga xamante ni bu dara xewee Dakar seconde bi ci topp waa Tamba yëg ko loolu moo xaw a yokk ci affaire yi loo xamante ni xëy na jàpp nañ ni méngoowul ak li nga xamante ni moom la police am jëmale ko ci wàllu statistique. boo gisee li tax statistique yi am solo mooy ngir que population bi xam ni li nga xamante ni moom la ñuy wax souvent daf ciy am loo xamante ni day woroo ak li nga xamante ni moom mooy ay statistique police yor ko jëmale ko ci wàllu xeex criminalité. ba tax na wax naa ko sànq loolu effet bi muy am mooy day indi lu ñu woowee sentiment d'insécurité. xam nga sécurité dafa am ñaari pàcc dafa am loo xamante ni c'est psychologique maanaam c'est dans la tête am na loo xamante ni ce sont les faits c'est factuel ñaari bu ñu ko méngalee wala bu ñu ko bëggee jaxase rek day indi jafe-jafe. boo gisee li nga xamante ni mën nañ ko tuddee wàllu psychologique mooy soo tëddee sa kër bu sa xel dalulee doo nelaw même su fekkee kenn amoo benn menace bu lay gëte loolu mooy l'aspect psychologique. alors boo gisee ces derniers temps opération yi nga xamante ni police mu ngi koy def yépp dañ ciy bëgg di associer la presse parce que loolu mooy le quotidien de la police day xëy bis bu nekk di def loolu comme journaliste bi ni muy xëyee di wëri information police saa bu xëyee day xool nu muy sàmmee askan wi nu muy sàmmee seen ay moomeel loolu la ñuy def dañuy lijjanti ay stratégie yi nan la ñuy def pour contrecarrer délinquants yi nan la ñuy def pour am moyen yu tax ñu mën a def suñu liggéey donc loolu mooy suñu quotidien mais li tax mu nekk suñu quotidien de temps en temps ñu jàpp ni war nañ ko ubbi wane ko avec la presse mooy bëgg nañ population bi ñu xam ni am na lu police di def ba tax seen xel dal loolu mooy l'aspect psychologique et aspect psychologique boobu nag mooy sentiment d'insécurité bi nga xamante ni bu ñu wanee benn agression wala benn fait de criminalité bu am ñu tasaare ko ci réseaux sociaux yi effet boobu lay am ci ku nekk xëy na koo xamante ni sax moom sori na fi ñuy woowee les lieux du crime mais en réalité buñ ko xoolee méngale ko ak statistiques yi ma wax léegi am na ci loo xamante ni wax naa ko sànq ci sama biir wax ay actes de délinquance la de temps en temps dañ koy noter parce que loolu noonu la jamono bindoo ñun ni ñuy xëyee di def ay pexe ngir kenn bañ a def ñaawteef ni la am ñeneen ñoo xamante ni bu ñu xëyee seen pexe mooy fexe def ñaawteef donc jamono moo ni bindee amul àdduna dëkk boo xamante ni boo fa demee amul criminalité waaye bu ñu ko méngalee ak li nga xamante ni liggéey police def na ko ci liggéey boo ko méngalee day wane ni sécurité li ñuy woowee délinquance urbaine police daf ko maîtriser. joxe naa ci léegi benn exemple mooy am nañu maanaam baisse boo xamante ni toll na ci 2 maanaam daanaka 3% ci wàllu def ñaawteef. wax naa également leneen li nga xamante ni pour man lu am solo la mooy li ñu tuddee taux d'élucidation maanaam bu même su fekkee ni artu bi ñuy artu am na ci ñu jaar ci yenn ruq ba def naka sudul noonu ci délai bu gàtt police da leen di jàpp jébbal leen yoon. lim naa sànq ni téeméer yu def ñaawteef yu ne ci 2021 police jàpp na juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent loolu lu am solo la te duñ leen jàpp ci diir bu gudd. dañ leen di jàpp soit ci 24 heures wala ci 24 heures en tout cas délai bu gàtt lay nekk loolu dafa nekk ay jëf yoo xamante ni ay action yoo xamante ni dafa war a dem dans le sens de gën a dalal xelu population te li sabab waxtaanu tey bii loolu bokk na ci gën a dalal seen xel ñu xam ni police li mu war a def lépp mu ngi koy def da koo sax dolli ci wàllu taxawaay ci wàllu gën a adapté doxalinam parce que dañuy wax ni délinquant bi tout le temps day raw ñi nga xamante ni ñoo koy xeex mais moom jéego bu mu teg rek police mu ngi teg jéego ngir dab ko ngir même parfois romb ko ngir lépp lu mu bëgg a def ñu bëgg ko dindi. am na yenn saa yi loo xamante ni dañ koy tuddee agression
mais en réalité bu ñu defee enquête dañuy gis ñu nekkul agression am na ñu tudd wax ni dañ ko agressé bërëb sàngam wala sàngam bi ñu defee enquête dañu gis ni au lieu de agression dafa accidenté bari na ci jamono yi ñu génn rek am na ñoo xamante ni dañuy leen di tuddee agression mais en réalité violence domestique la xam nga violence domestique nag xëy na loolu suñu mbokku sociologue yi wala suñu mbokku criminologue yi dinañ ñu ci mën a dimbali pour wax ñu xam lan moo waral nit yi di am tendance di utiliser violence ci seen i doxalin mais day jafe ngir police régler loolu ngir police xeex ko maanaam jafe-jafe bi nga xamante ni am na ci diggante doom ak papa ci diggante ñaari frère ci diggante ñaari xarit yoo xamante ni xëy na dañuy xuloo benn affaire yàggul dara am na lu ñu tuddee agression loo xamante ni ñaari xarit ñoo doon xeex di xëccoo benn mbir kenn ki jam moroom xam nga loolu day jafe ngir police régler ko day jafe également bu fekkee ni mbir mi c'est entre collègues ñoo xamante ni ñooy xëy di àndandoo di jëfandoo di duggandoo di génnandoo loolu dañ koy tuddee parfois insécurité wala ñu tuddee ko agression mais du méngoo ak loolu li ci police man te di ko ci def te yaakaar naa ni mu koy defee am na solo mooy fexe ba képp ku ko def foo munti nekk ci délai bu gàtt ñu jàpp la jégbal la yoon te loolu jàpp naa ni statistiques yi ma fi joxe léegi war na firnde ci lu am solo que ni travail maanaam liggéey bu am solo police mu ngi ko ci def ba nga xamante ni loolu moom population bi seen xel war na ci dal. te pour wane ni nga xamante ni yenn saa ay information yi ñuy joxe du dëgg ni mu vitesse bi muy demee yàggul dara ñu bari woo nañ ma di ma ne dañoo dégg ni dafa am.